dama leen di remercier ci seet si bi nga ma seet si pour que ñu mun waxtaan mais li nga wax ni man gis-gis bi ma ci dëkk am mooy ab gouvernement ñu koy taxawal kooku lu constitution may président de la république la moom moo am prérogative nommé moo am prérogative dindi ak teg ku ko neex fa ko neex mu def ko foofu ko kenn waru ko discuter ak moom kenn waru ci dugal làmmiñam mais kantaan nag ci biir jëfin bi lan la mën a indil askan bi kooku mën nañ cee prononcé wu ñun alliance pour la paix et le développement bi nga xam ne bi la coalition Adiane bi nga xam yàlla def ma jiite ko ñun suñu rôle dafa nekk rôle boo xam ne bi suñuy politique mooy di def ay débat wu programme ak débat wu xalaat ñun duñ def débat xaste duñ def débat saaga duñ def débat buy tàqale ay nit ak di tàqale ay mbokk ak di tàqale ay xarit ay problème de personne intéressé wuñu amuñu ennemi aussi ci politique mais bu ñu dikkee ba gis koo xam ne kii am na programme am na ambition ci biir Sénégal wax ñu ne nañ ñëw pour jàppale ko muy président Macky Sall moo suutee turam ñun di ñu ñëw ànd jàppale ko ak loyauté ñu jekki jokkoon fii man ma def fi benn lettre boo xam ne dama ko bindoon adressé ko force vive bu Sénégal yépp ma ni leen woon nañ xam ne Sénégal ñoo ko bokk nañ xam ne Sénégal ku ciy liggéey ndaw nga koo xam ne bii peuple bi moo lu yónni nañu xam ne Sénégal kenn du ko defar suñu bopp et que mën nañoo bañ a d'accord ci lépp mais war nañoo mën a ànd des fois boole suñu doole fertiliser li président bi di def pour que mu nekk njariñu askan bi ba ma ko waxee mënuma est-ce que mën na maa wax lu mel noonu jékki-jékki ay nit ñëw fekk ci président ca duma rafetlu loolu dama koy rafetlu ca itam Sénégal dañu amaat beneen affaire boo xam ne bii ñun ñoo ko am ci monde bi laa la wax de ak ci sous-région bi nit dikk dem nekk président de la République du Sénégal ñu fal ko à 58% mu dem jël ki toppoon ci moom nekk deuxième mu jël ko ne ko kaay ñu ànd liggéey kooku itam nangu ko waaw loolu mais ñun rek ñoo ko am fii ci sous-région boo xam ne bii nit ñaa ngi dee Guinée ñii di dee Côte d'Ivoire ñii di dee feneen ak feneen ak feneen ca sax ñu ñuy copier parce que Burkina Faso tey jii ñu ngay woote ka fa nekk ci kii dem na léegi di féliciter président ba ñun ñu fexe ba président def ko ca mu yàgg a bokk ci ay wooteem président daa yàgg a woote dialogue ñun ñii itam ñu doon wax affaire dialogue bi ñu defee dialogue bi président Idrissa Seck ñëw seet si ko mais bu ñu ko seetsee loolu dañ ko war a rafetlu cay ñaan yeneen nit ñëw topp président Idrissa Seck ñëw fekk si président Macky Sall ñu àndandoo pour liggéey pour askan bi parce que ànd pour liggéey pour askan bi mais tekkiwul que ne opposition dootu am Sénégal parce que opposition ci démocratie la bokk mais opposition bi na nekk opposition bu xalaat ak opposition buy proposer dara ca bañ a nekk opposition saaga ak opposition xaste parce que saaga ak xaste yóbbul réew fenn te joxul benn lu baax xale yi nga xam ne bi la ñoo war a yor réew mi ëllëg kon nag na ñëpp dajaloo jox seen doole parce que ñu génn ci Covid bii réew économie yi réew yëpp normelu ñuy toog suñu sous-région bii ñëpp di wax day exploser ndax ay xeex ak ay affaires yu ci am nit ñu bari di fi dee ñu toog lii ñu dugg di Covid xamuñu kañ lay jeex séquence temporelle am kenn xamul kañ lay jeex waaw suñu économie bu demee ba toog ci suuf réew yi nekk ci àddina bi yëpp xoolatuñu benn intérêt bu dul seen intérêt bopp intérêt état bu nekk yaa ngi xool sa intérêt bopp rek ngay def mais duñ boole ñun doomu Sénégal ñu dikk fekk koom-koomu Sénégal ak pexe Sénégal ñu yëkkati ko jëmale ko ci kanam kooku man dama ciy féliciter le président Macky Sall di ci encourager tous les leaders politiques et toutes les forces vives comme na ma ko waxee woon nanu accepter comme dem nañ ci dialogue bi nañ ci jóge ak ñu boole ñëpp ñu ñëw boole suñu doole pour liggéey réew mi pour fexe ba suñu xale yi nga xam ne bi ñu ngi dem ci affaire mbënd mi nan fexe ba réew mi naat réew mi am emploi ñu jox leen ko ñu toog seen wetu waajur yi parce que kokkat solution biñ ci mën a am damay santi loolu solution biñ ci mën a am mooy fexe ba xale yi tekki nooy fexe ba xale yi am liggéey loolu nag jubóo gi ci la bokk boole xalaat yi ci la bokk ak liggéey suñ ko defee dañ leen jox espoir parce que bu politiciens yëpp jubóo ñu ne léegi kat lii lañ bëgg a def pour régler agriculture bi lii lañ bëgg a def pour employer xale yi danañ leen révélo danañ am espoir pour jéem a toog donc c'est positif union boobu day jouer ci conscience su xale yi parce que su dëkk bi doon takk ñuy dóorante ay xeer
xale yi dañ naan dëkk boo xam ne mi ngi toog di xeer ay deret di tuur mën naa dem suma yoon mais bu ñu nee ñii boole nañ seen doole pour essayer yóbbu réew mi ci kanam kooku espoir la donc boole rêvé loolu baax na beneen bi doole ko may souhaité que ne ñu mettre en place ay grands travaux mooy projet yu mag yu mel ni projet grande muraille verte bii nga xam ne bi le président moo koy def mënoon na nekk le premier grand projet boo xam dañuy jël xale yi ñu dem foofu di jëmbat garab di def ay culture maraîchère ñu wutal leen ay salaire xaalis bi tourner autour de l'environnement di tourner autour de la grande muraille verte nañ ci embauché xale yi ñu yóbbu leen xale boo ko wutalee salaire man tàmbali woon naa ko bon dama doon wut benn banque ñuy wut ak assurance bu ma la joxee salaire de 110 000 boole la ak génie militaire yi ñu dem foofu def ay tente nga loger fa booy dem xam nga lu may def 50 000 laa lay jox nga yóbbu ko foofu 50 000 yi ma defal la ko ci banque bi ñu ngi jëloon la banque Sahelo xaw ma lan moom loon jëloon dégg nga defal la fa 50 000 xale bu toog 1 an 50 000 par mois comptam lu fay nekk 600 000 yow yaa gis yow benn fonctionnaire Sénégal bi buy liggéey bu at bi jeexee mu am 600 000 francs ci compte te xale boo ko dee def 50 000 pour ma koy jot foofu mu nekk di ci jël tuuti yónnee ko way juróom d'abord bu commencé di def ay culture maraîchère nekk ci benn zone day commencé xool mën na faa def élevage bu mbay jotee mu wut benn tool foofu ñu bayal ko xale bi day daal nekk un agriculteur un éleveur gis nga day daal di dëkk ca àll ba di fa jógee rek di ñëw di seet si ay mbokk mi nekkoon ci biir Dakar parce que fa la koom-koomam nekk mais commencé woon nañ ko booy commencé booy yi di war a dem inscrire militaires yi ma def réunion ak ñoom ak waa Eaux et Forêts boobu j'étais le ministre de l'environnement boobu bu ma dox loolu ba pare xeex yi nekk ci biir PDS ak affaire yooyu yàq projet tey jii le président Macky Sall mën na ko jël génie militaire bi jël gars yi xaalis bi yëpp ñu jël ko yóbbu ko foofu booy topp di defar affaire yi ay arbres fruitiers ngay def ay culture maraîchère zone boo dem nga implanté wu fa ñu fexe ba nga wut fa élevage commencé fa di fa bay bu ko defee léegi nga gis xale yi nekk ay agriculteurs nekk ay fermiers loolu mooy laay tuddee ils vont rester au pays bi lay doot ñu dem parce que fu nu gis seen njëriñ dañ dem ci loolu état mën na koo def moom laa tuddee grands travaux waaw bu fekkee président mën naa créé waat itam yeneen grands travaux feneen ñu mutualiser fonds yu bari yi nga xam ne bi mi ngi tourné fii FNPJ ADPME DER kërëb yooyu yëpp ñu boole leen mu nekk benn banque de développement boo xam ne bi du def nii gars yi di def di laaj ay garantie di la sonnal dañuy def projet nga def projet ñu financé la ko boole la ak génie militaire yi ñu encadré la militaires yi xeexuwuñu de ñu ngi fii tëdd seen caserne yi nañ leen jël ñu encadré ñu booy yi bay ay booy yi defi élevage booy yi defi ay embauche lu nekk ñu yóbbu leen bu ñu defee sax ay société ñu toog foofu ñoom nañ leen jox sax les gestionnaires du projet bu affaire bi doxee ba dox ba mu am emprise ba taxaw ñu bàyyi booy bi parce que xam nañ dina mën a dem mais yooyu yëpp c'est faisable il y a des cadres qui sont ici qui peuvent bénévolement venir encadrer loolu bu ñu ko defee dinañ régler une bonne partie du problème du chômage parce que si on ne règle pas la question de l'emploi booy yi dañuy dem parce que di yeewoo ci kër sa benn rakk jekki-jekki yàlla may ko mu am métier yow amatoo kàddu ci biir kër gi yow mi doon mag yaay xale bi léegi lu ñuy laaj ci kër gi da ngay toog duñ la laaj parce que xale bii nga xam ne am na dépense moom la ñuy laaj kooku sa ngor dootu la may nga toog ci biir kër gi loolu cellule familiale bi loolu la na parents yi xam ne nit ku liggéeyul du tere la mu amoon ci ak mag ak na mu waroon nekk ci biir kër gi nañ ko bàyyee mu nekkee ko yàlla mooy joxe métier bu ko joxe ma mais boo ko renversé rek muy gis boppam toujours di am ay frustration di tuuti ci biir kër gi xaru moo koy gënal dégg nga booy wax naan man damay dem dee ma gënal toog fii barsàqu maa fi yooyu ñuy wax noonu mooy ça veut dire que comme tekkee tuwuma fii naa dem mais booy nañ leen téye parce que fan jëm gënul fii te liggéey bi ñuy defee fële ci biti suñ ko defee fii dem man fekk naa leen fa dem naa Italie di dem foofu seet moodu yi ñu seen suufu lal yi ñu def si seen kees yooyu ñuy def seen xaalis la ñuy def ay xomb ci diggante bi yeew ko xam ne kan foofu la ñuy def seen affaire bu ndikkee dugal ko ci biir dem liggéey da nga ji kenn koo xam ne kii bu génnee kër gi muy fanaan ak place ba muy taxaw fee xamul dara ci leneen li ci ville bi génn kër dem taxaw fa muy liggéey dikk dellu soit conditions yu metti lañ nekk ñenn ñi ay manutentionnaire lañu ñeneen ñi dañuy jaay ci wetu géej gi ñeneen ñi ci des dañuy yor ay carton taxaw ci bunt église yi lu leen ci dugalal ñu jël waaw ñiy def manutention
ay ñi nekk ci tool yooyu di fa dagg ay raisin ak ay soble ak ay pomme de terre ak ay affaire yooyu mais ñun ay béykat lan kon loolu mën nañ ko def fii seen réew ah il faut ñu décomplexer métier yi pour que xale yi xam ne liggéey boo gis rek bu lay permettre nga tedd baax na li bon mooy di tàllal loxo ak di luubal ak di def affaire yooyu mais liggéey boo def liggéey bu baax la kon ñu décomplexer aussi les métiers ba xale bi du rusa bale xale bi du rusa yanu kees xale bi du rusa daan dooleem kooku itam dañuy décomplexer métier yi parce que xale bi la muy def fee mu ngi koy nëbb bu dikkee du ko ñemee def fii parce que ni nit ñi di xoolee Sénégalais yi ni ñuy xoolee nit ki loolu tam il faut ñu jëm ko dindi donc c'est tout un ensemble boo xam ne bi union bii ñuy ànd dana permettre sax ñu mën a réfléchir ci phénomène yooyu yëpp boole suñu ay doole bàyyi suñu clivage d'ordre politique yi nga xam ne dañ koy indi fii parce que yow boo toogee fii ne da ngaa am parti am say militants yu la topp yow nga gis ne mën ngaa ànd ak président Macky Sall ngeen fexe ba sa militants yooyu seen nekkin changé nga ni leen déedéet yéen toog leen fii di ma xaar ba 2024 dee leen sànni xeer di xëpp yaa leen jox dépense mais joxal leen dépense il faut nga jàppale état bi pour que ngeen fexe ba nekkinu askan wi sax. xam nga Sénégalais yi dañoo dafa mel ni ñoom daal dañoo bëggul seen bopp bëgguñu daal jëm ca kanam. xam nga boo toogee di gis kii xam nga tunnel bu Abdoulaye Wade commencé di def fii tunnel gars yi di wax tunnel ba ñuy def tunnel fekk na Mali gi sax am na tunnel ñun toujours dañu bëgg ñun nekk ndàdd ñun. pourquoi nous on voyage on est dans le monde di gis nouvelle technologie ni mu demee Sénégal loolu lañ ko yéene nii ñële amoon un Maradona nun noonu lañ bëggoon am un El Hadj Diouf noonu lañ bëgg a ñëw fii am ay tramway am ay bus am ay lu nekk terre ak yëpp ñu am ko comme ni ko amee Côte d'Ivoire dafa def benn TGV pour rien que rek pour tourisme moom mu développé ko ñun ñu bëgg a xëccoo léegi flux touristique yi su ñun boo dikkee boo wàccee aéroport bala ngaa àgg sa néeg ba nekk Saly nga perte toute une journée alors que bu fii da ngay wàcc rek tak ñu am bay formalité hôtel kenn du la téye ci aéroport bi nga génn rek dugg 30 minutes nga àgg sa néegu hôtel ñun tu fais 2 heures de temps pour àgg sa néegu hôtel mais yooyu duñ ko dindi nga bëgg a jógee banlieue ñëw liggéey si Dakar mais dugg ci car rapide yi gars yi téye la fu nga def 1 heure de temps des fois pour agsi biir Dakar mais duñ ko réglé nga bëgg a dikkati dem fii terre bi di jaar yëpp mais ay gaar la yoo xam nga chemin de fer bu jëkkoon Arigoni yaa ngi fàttaliku Arigoni fa train bi daan jógee Saint-Louis di ñëw fii Dakar booba dëkk bi yëpp da doon développé parce que bu départ Saint-Louis fu muy jaar Louga même alti yi muy taxaw ay zone économique lañ soo bëggee développé réew il faut nga développé chemin de fer gaar yi di dund alti yi di dund dëkk bi di dund ba ñu daggee raay bi dindi ko ba pare dem di xam nga gis nga réew mu bëgg a développé nga ñëw di déjjati ay raay Sénégal gii rek laa ko mos a gisee ba ñu déjjatee raay yi arrêté train bi ci la ay ndànd ay gandong ay paal ay Louga yëpp dee waaw léegi ñun bu ndikkee ñun terre bi di ñëw fu mu jaar commune bu mu jaar commune bi day dund parce que gaar ba fa nekk la fa nar a nekk ci ay restaurant la fa nar a nekk ci ay activités économiques kooku day dundal gaar day créer ay emploi am nañ ci 14 ba pare am na lu ngay xamul gis nga terre bi fi ñu toll nii am na ay groupe électrogène yu nekk ci terre bi yoo xam ni est-ce que xam ne groupe électrogène yooyu mën nañoo alimenter ay Ndakaaru nii 100% dara parce que la fa nekk dafa am benn puissance ak nombre de kilowatts yoo xam ni fi nii def nañ ko fa en terme de groupe électrogène yoo xam ni gars yi xamuñu li mu mën ci biir Sénégal mi ngi mel ni rek monument de la renaissance bi ngay gis ni léegi actuellement mi ngi générer ay ressources yu mag a mag ca Sénégalais yi bu nag ñëw boo leen xoolee dañuy gis benn paa bu taxaw nii téye benn jigéen téye benn xale gis nga ni mu def nii ñoom dafa nan ne mbir mi noonu dong la mer boo leen dugaloon ci biir fi ne nii dañuy dof parce que bu ñu duggee ci biir gis ay galerie d'exposition gis ascenseur ci biir restaurant ci biir mënuñoo yaakaar ne lu toll nii mi ngi ci biir parce que seen curiosité ci boppam lan dul toppatoo dañuy xool benn affaire rek benn waaye daal ne weex na ñoom ñëpp ñu tëb di wax weex na duñ vérifier duñ visiter am ñoo xam ñu ngi toog fi ay américains di ñëw di visiter monument de la renaissance ñooñu dëkk fii ci biir Dakar ca xamuñu lu xew ci biir monument bi l'habitude du Sénégalais aussi mooy mu toog fii benn affaire di xew fii place de l'Obélisque muy toog jël RFI di ko déglu ci RFI pour bëgg xam li xew place de l'Obélisque alors que ça se passe là à côté de chez lui yooyu yëpp ay développement xam nga développement ci bopp la gis nga sa mentalité bii bu baaxul doo développer donc yooyu yëpp c'est des trucs yu ñu war a corriger terre bi am na njariñ terre bi aussi comme dafa am benn société boo xam ne bii moom moo koy certifié ñooñu loolu mooy seen liggéey ci àddina bi yëpp mooy boo leen jëlee di defar lu mel ni terre bi ñoom ñooy xool yoon wi ngay jaar
xool est-ce que amul dara lu fiy jaar pour dal yàq est-ce que train bi ci boppam jaar na fi mu war a jaar est-ce que yoon wi ci boppam jaar na ba ñu xool ne lii daal mën na daw nu mu ko neexee du gaañ nit dara du ko yàq ñu soog a def certification jox la ko ne la mën ngaa commencer pour di ko def. société bi war a def loolu mi ngi liggéey te gis nga boobu société amul politicien bu ko mën a pousse ba mu jox la affaire bi ca parewul parce que xamul tax bis ñaan ñu ko yàlla bis bu ko defoon bu amee benn accident bu ci nekk moom àddina bi muy liggéeyul Sénégal day liggéey ci monde bi yépp dañ koy blacklister liste rouge dañ koy def dootu liggéey fenn ba pare dañ leen di porter plainte traduire leen en justice kon ñooñu nekkuñu fi pour Thierno Lo nekkuñu fi pour président Macky Sall daf leen a liggéeyloo bu nu liggéey ba produit bi baax ci lañ koy jël soog koo jox ñun société bi nga xam ne moom la nekk muy société nationale de patrimoine bu terre bi su ko defee boobu la ñuy soog a jël ñun affaire bi daal di commencer ak société bi nga xam ne moom moo yor gestion bi mooy ñu ko war a dawal ak affaire yooyu ñu gérer ko pour intérêt wu Sénégal le président Macky Sall li mu ñu wax mooy terre bi nañ ko defar mu jaar ci yoon sécuriser nit ñi sécuriser biens yi nekk utile pour que ñu xam est-ce que liñ ko jënde woon ak li muy génne naka la demee tant que xamoo li muy génne mënoo xam njëg yu amul sens parce que njëg bu amee la muy jariñ da nga ko war a xool ca itam mbiri technique kenn du ne dana pare àllarba mbaa alxames mbaa ci tel weer déedéet da nga koy liggéey ba ñu certifié ko ba jox la ko nga commencé ko utiliser. c'est un bon projet boo xam bi itam yamul fii terre bi day dem ba duggiwaat ci biir Sénégal ci projet d'avenir yi ci la bokk pour àgg feneen donc kon na ko ñëpp rafetlu ca ñu ñaan yàlla mu pare ba ñu defaraat yeneen terre def yëpp fii ñun tramway sax dañ ko war a am tramway laa dañ ko war a am lépp lu gars yi am ci biti ñun dañ ko war a am donc nañuy xool fu sori.